il faut que chef de l'État ci boppam jóg ci. Unknown caller. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. waaw sëñ bi na nga def. bàyyi ci jàmm man ci laaj. waaw léegi da ngay wàññi volume kii bi récepteur bi. bii déglu bu ngay dégloo live bi. Italy +39 371 1. ok yaa ngi en direct. waaw ñu lay déglu bu baax. d'accord. Amina maa ngi lay woo ma sœur may ma léegi ma woo la. vas-y vas-y ma sœur. Sweden waaw yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir. yaa ngi ci biir. waaw témoignage am na trop doy na waar quoi ñuy dégg yëpp kenn mënu ko wax quoi. dëgg la Sweden. dëgg la dëgg la. mais sa xarit bi témoigné sànq aussi ça me touche beaucoup. ak ndaw si témoigné woon il y a 2 jours aussi. dëgg la. mais li may wax rek mooy que ni bon voilà mais moom j'avais une question boo xam dama ko bëggoon poser quoi sa xarit bi témoigné. waaw tout à l'heure. waaw. bon est-ce que kii na ñu doon est-ce que porté woon na plainte. à l'issue de ça. non xam nga gëwuma ni porté na plainte sinon doon nañu ko wax parce que souvent c'est la famille qui te dit bàyyi noonu ndogal yàlla la bàyyi lépp ci loxo yàlla et tout ça comprendre nga donc je pense qu'elle n'a pas porté plainte mais elle est en ligne je pense que dinañu mën a répondre ci question boobu. waaw d'accord bu ci mënoon dugg parce que bu ko deful lu tane bon peut-être affaire bi amee léegi yàgg na mais bu ko mënoon def moom ci revenir bu négligence amatee. ñu ko def nañ dem porter plainte parce que moyen boobu lañ am pour def ko. dëgg la bu ñu ko def pour toog di wax naan tamit du fàttali leen. waaw loolu nag c'est culturel il faut ñu dem porter plainte parce que loolu moo nekk seen ay moyens. peu importe bu porter plainte bu fekkente ne am na ussi tant mieux bu amul ussi au moins ñoom def nañ seen devoir. dëgg la ki dem peut-être dem na ba pare. bilaay dëgg la mais ci def erreur il faut qu'il paye. parce que loolu bu fekkente ne dañuy bàyyi noonu à chaque fois multiplié par 10 par ainsi de suite population bi day jeex. il faut pour rendre les médecins responsables comme ñoom dañu waat te ku ñëw ñu traité la na mu waree. donc ils sont en l'obligation de traiter tout le monde de la même façon. effectivement en tout bu cas fekkee ne loolu manqué nañ ko. wala ñu def erreur parce que erreur aussi day am erreur ak négligence c'est différent. assurance mooy nekku te mais négligence kooku c'est autre chose nit ñëw ne la sama doom ni ñu naaj ci ñëwal nga toog sa bureau di ko sàggane loolu négligence. dëgg la partagé. te loolu bu amee. bu loolu amee. ñu ko def buñ ci amee ay preuves yu leer dañu war a dem porter plainte ça c'est important peu importe nañ wax ne justice bu baaxul mais nañ dem porter plainte au moins y a des traces. buñ def bu at mi jeexee ba ñu def seen ay statistiques ngeen gis ne tant de patients def nañ ay li ñu def nañ ay plainte ñu xam ni que ni corps médical bi y a un problème. Effectivement. En tout cas, sister, j'espère que tu as porté plainte et comme nous avons intervenant bi, plainte bi en fait, c'est pour qu'on puisse commencer à donner des leçons. Il faut porter plainte. Si tu as un problème avec le médecin, n'hésitez pas. J'aime bien porter plainte. Dégueule. Merci beaucoup. Au moins, il y a une trace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Même bu fekkee plainte bi police bi traité wu ko au moins yow du sa faute yow li sa warugar dem nga def ko effectivement rey nañ sa doom wala ni ñu la fajee baaxul. dëgg la. ni mu ko waroon defee ak nem ko waatee. dëgg la xam nga loolu rek laay wax nii. man ku muy fii di fen ku ma faj te ni ma fajee baaxul. te tegoo ko ci yoon damay dem porter plainte. peu importe plainte bi nag bu ko état bi suivre là dans ce cas mën naa ji état bi mais yow instant bi yaa ngi saa di naa nga ma naan système bi baaxul te yow dama porter plainte seen tool il faut nag ñu responsabilité aussi suñu bopp. garçon de salle yi fille de salle yi xooma ñoom ñoo gën a dangereux nag ñoom ñooy ñëw yenn saa yi garçon de salle yi ñii ya nga xam ne dañuy nekk foofu nekk ñu leen di indi pour ñuy nettoyer ba gis plusieurs fois ñu def kii rek ñu jàng piqûre ñu jàngal leen piqûre nii jàngal leen pansement ñoom ñooy mujjee ëpp fit médecin bi
ñooñu ñooy gën a rey nag dans nos hôpitaux. parce que ñooy non mais li nga wax ma ni ñun en tant que patient aussi dañu war a jël suñu Baba.com Biomaker Vic. ku ci am mbokk moo xamante ne dañ ko faj ñu ko warul woon fajee nga dem porte plainte. effectivement en tout cas merci beaucoup pour cette intervention am na solo li nga wax am na solo plainte yi bëri na. de responsabilité état bi ak corps médical am nga li ma. merci beaucoup dëgg la dañu commencé di def ay plainte parce que li ñu wax ni yëpp ci ngelaw rek la parce que y a des sûr. preuves tant chaque année ministère normalement war na publier tant de plainte moo am quoi ci benn corps ñu xam ne kii am nay faay. dëgg pour la mën a résoudre problème. dëgg la am na solo trop xaaral ma woo maître Pape Kanté moom suñu frère la te dafay actif ci réseau yi. mais leneen bi ma doon wax naan ndaw ci suñu. enregistrement yi aussi di ko def baax na pour indi preuve quoi. dëgg la dëgg la. Sweden, +46 7. ok merci beaucoup intervenant boobu ñu jox la parole suñu benn sœur buy wootee depuis Suède asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. salaamaaleykum kon Hélène. waaw ma sœur comment vas-tu. ça va bien c'est la première fois may woote ci live bi. dëgg la yàgg naa la suivre nag. merci beaucoup. mais dama bëggoon participer. ci benn deux choses mooy. ouais. xam naa peut-être du ma ci waxaat sax mais ci problème mu joor j'ai pas compris. lan mooy problème bi mais du ma ci ñëw. man aw ma mais dama bëgg expliquer ne. musuma xuloog joor musuma am ak moom problème. ma waxaat loolu. waaw mais dama bëggoon wax rek benn chose. mooy yow ak joor yéen ay sœur ngeen nekk benn duo de choc te doomu aadama mu warul wax dara warul def dara. sama ñees ba mu mun leen jaxase. sama ñees la. xam nga tamit loolu mun a nekk. sa ñees xam nga sama ñees la. ndax yéen a ngi def benn combat bu baax boo xam ne yéen a koy mënee. partout dans le monde bu ñëpp gis nañu seen liggéey ni ngeen def rafet. léegi suñu ñëwee léegi ñu ngi xeex ci affaire nguur Macky Sall ak Assane injustice bi ñu ko def léegi après joor mën a am benn problème mi muy def loolu baaxul daal je pense que moom dafa war a xoolaat boppam ngeen xoolaat ngeen toog ngeen régler problème bi Assane mën na ko def ndax Assane seen frère la. c'est pas grave loolu du ma ci wax ndax tamit. man dama lay wax la vérité bu dee dañuy wax dëgg rek mbokk yi man awma problème ak kenn. je sais nit nag ku bëgg a wax dafa am problème ak man am na droit ku ci nekk bu la neexee nga créer sa problème ne dama am problème ak diw. ça ne me gêne pas du tout. man non pas du tout. ça ne me gêne pas du tout mais waa li nga wax lépp dëgg la mais je sais que peut-être xëy na dafa nekk benn malentendu boo xam ne bu ne seen diggante te loolu il faut ñu lijjanti ko moo gën daal àdduna mu benn solo te yéen ñëpp ñu bokk li ñuy xeex. amul sens peut-être Macky Sall dinañ leen ree seen noonu dinañ leen ree peut-être yéen def benn combat bu grave boo xam ne jusqu'à maintenant ngeen bëgg am benn genre malentendu yu ñàkk fayda yooyu amul sens daal. ngeen baal ma ci parole bi. je sais que yow raw nga leen ndax peut-être niveau d'intelligence bi ngay waxee bokk ci ñoom. mais su ma sañoon joor dafa war a topp sa ginnaaw ndax lépp yow la yaa def commencement. yow ko na topp ci ginnaaw Assane rek na topp ci ginnaaw Assane ñoom ñu ànd ñu liggéey na nekk njëriñu Sénégal. non man gaawul man doon wolf dama am habitude man tellement ñu may combattre ci réseau yi xam nga. bëggatuma sax di jege nit man dafay dem ba léegi nit day ñëw ci man sax ma tiit nit daf may nuyu ne ma salaamaaleykum ma tiit ne ban problème la may indi waatal. parce que waaw loolu Sénégal moo mel Sénégalais moo mel noonu. loolu sister ñun ñoo xamaloo ko lem ñun suñu jikko moo mel noonu. ku dégg joo sama live nga ko déggee ku dégg keneen kooku ñuy wax sama live nga ko déggee xamoo ko woon. su ma nekkoon ku soxor su ma nekkoon ku soxor du ma dugal kenn sama live parce que man sama live xam naa doole sama live xam naa ko mais damay dugal nit ñi ndax Sénégal. dugal nit ñi ndax Sénégal bëgg ñu yóbbu Sénégal kanam toujours problème lay mujjee léegi man contraire la may def lañ may waxal parce que ku iñaan du dugal nit ci live am ku iñaan du dugal nit ci live am man gisuma kan moo may dugal si sama kan lay dugal sama live koo xam ne am na lu ma la iñaane lan lay dox naan nit defal live parce que man kese mënuma live jigéen di def live baax na toujours ma encouragé nit ñi donc nag luñ ma ci jiñ ku ci nekk bàyyi naa la bàmmeel xat na te lu waay def di nga ko fay boo taxawee sa kanamu borom te tooñu ma ci kenn waxulu ma ci kenn lu bon fenal nañ ma suñu borom moom mooy sosal ma yàlla dina àtte dëgg bi amul benn problème mais dëgg bi dina ñëw ñoom dañoo xam naa peut-être ñëw ci sur les raisons
ndax Assane war naa xool yow liggéey bu baax bi nga ko liggéeyal. ak joor ñëpp ci jàpp kon ça veut dire amul benn problème moomu ma ko ñoom dañoo war a nekk benn groupe. doonu ma woon ànd ak moom mbooloo mooy doole. aw ma ci moom benn aw ma du ma soxnaam du ma mbokkam du ma nekkuñu woon xarit réseaux sociaux ak Sénégal moo ma booleeg moom am na droit choisir entièrement ku mu bëgg na ànd ku mu neex vraiment xalaatuma sax di ci intervenir xëccoowuma nit sama yaay sax xëccoowuma ko moom xam na ma sama yaay sax mi ma jiw xëccoowuma ko sama jëkkër wala sama jëkkër bii ma nekkal tey bu ma ko gisoon sax mu am mel ni dama ko war a xëccoo dama koy baax man duma xëccoo dara ci àddina man amul lu may xëccoo non aw ma jot boobu ok man c'est que man problème bëgguma ci sax ñëwaat dama benn lu gàtt rek ci loolu su ma soxla daal yéen ñëpp ngeen doon benn ndax mbooloo mooy doole te gouvernement Macky Sall di leen reetaan seen noonu di leen te di mbiri ay noonu léegi nag su ma passé ci loolu dama bëggoon participer ci négligence ci mooy Sénégal hôpitaux yi dama jàpp ne Sénégal ñun ñi sénégalais ñun ñoo war a changer suñu attitude ça veut dire mooy suñu culture ci boppam moom la ñu war a défendre ndax problème mooy ñi dañoo respecté suñu bopp ba pare. ndax Sénégal mënoo dem Sénégal yow nga feebar xamas bi ñu war laa jël toppatoo la comme il le faut ñu la jaay ñàkk kersa. di la wax yoo xam ne wax yu naqari te damaa jàpp ne gis nga nit tant que xamuñu droit de l'homme wala tant que xamuñu nit dafa am solo dans la vie du mës a dem. ndax y a des négligences totales yoo xam da nga ñëw hôpital ñu maltraité la ñàkk la kersa te loolu pour lan. lu tax war koo def pour lan. loolu yëpp yëbaate la. man je vis ici en Europe mais nit xalaatul sax di la jaay ñàkk kersa wala dara. soo ñëw hôpital balaa ñu lay indil benn comment dire fay dinañ la toppatoo waxtaan yow ci dalal la ba yow li nga bëgg lépp ñu defal la ko soo paree ñu bala nga dem suñ lay envoyé comment dire facture dañ la koy envoyé mu ñëw sa kër duñ la sonal ci dara mais lu tax ñun Sénégal ñu war a am benn comportement bu malsain vers les Sénégalais je ne sais pas pourquoi. ma sœur ndax benn ñàkk de respect. ñàkk de respect muy commencé ci yow. benn ndax suñu tant que xamoo droit de l'homme wala lan doomu aadama mooy kan. parce que Seydina Mohamed du dëkk bi du mës a avancé. ndax du ma wax sax mun naa du ma wax sax ci hôpital yi rek. ndax partout dans le Sénégal soo demee ci police tamit la même chose nga dem ci banque yi la même chose benn ñàkk kesta boo xam ne je ne sais pas xamoo pour lan fu mu jógee. dama jot médecin yi dañuy jàng ba yor seen diplôme. man je fais une formation infirmière. je sais que médecin yi dañuy jàng ba am seen diplôme. mais nit soo jàng ba am sa diplôme balaa ngay def comment dire balaa ngay présenter kii serment war na ne laaj. liggéey bi ngay liggéey ndax liggéey da nga koy bëgg sa xool nga am ci yërmande. loolu mooy vocation xam nga dafa am ñoo xam ne dañuy nekk. gis ci métier par nga tànk yaa ngi xool mbubb bi nga yor. waa tànk yaa ngi xool mbubb bi nga sol. du wax ma médecin la professeur la wala infirmière la wala qui que ce soit yaa ngi nax sa bopp ndax dimbaliwoo askan bi. gis nga nit mu nekk médecin gis nga tànk santé doxul ci dëkk bi dara du mën a dox ndax tànk nit ñi wéruñu liggéey du am. expliqué ndax yow soo doonee médecin yow patient su ñëwee jaxasoo sax war nga koo dalal yow mu nekk mu dal normal. ku dal indiwaat ko sur la expliqué dalal ko faj ko mais doo jël nit ki nga jaay ko ñàkk kersa ndax di ko war ne damaa jàng ba egg benn niveau boo xam ne kon léegi mën naa la jaay ñàkk kersa ndax man maa la ëpp droit ci yow mais ëppoo ko droit soo ko defee ça veut dire yow da ngaa stupide ndax nit li foo mën a jàng ba egg sa jàng moo tax métier bi nga bëgg yow yaa bëgg doon médecin wala nga doon beneen métier mais soo ko doonee da nga ci war a ànd ak yërmande ak xol bu rafet. ndax liggéey bu amul yërmande doo mën a dimbali ci feebar. te Sénégal pratiquement Sénégalais yi fa nekk ñëpp di liggéey waxuma médecin yëpp de général ma ñëpp de. mais soo jàppee ne la moitié des Sénégalais yu nekk ci hôpitaux yi. ay médecins yi xamuñu dara dañuy rey ay doomu aadama te Sénégal soo gisee ay feebar yu ñàkk fayda mooy rey nit ay feebar yu ñàkk fayda yoo xam ne nit mën nga ko traité sax. mais pourquoi parce que nit ñi dañuy feebar. négligence di moytu sax dem hôpital nit ñi dañuy feebar di daw hôpital ndax reewaande médecin yeeg infirmier yeeg planton yeeg
boo yegg si hôpital bi reewaane lañ lay won ak ñàkk kersa ba yow boo da ngay feebar sax nga moytu dem hôpital loolooy dëgg am na ñu bëri ñu feebar toog seen kër loolu mooy dëgg nangoo dem hôpital li nga wax noonu dama ci ànd ak yow ndax gis nga cas yi man je pense que man mun naa ne benn cas boo xam ne sama benn tante boo xam ne dafa feebaroon amoon diabète ama expliqué mais peut-être dafa amoon benn genre infection ci tànk bi mais mu nekk benn góom bu ndaw damaa jàpp ne nit ku am diabète ama expliqué nit ku am diabète mu ñëw mu feebar ama expliqué nga def opération ba pare dem piqûre ko kooku da nga koy rey nga dem ko am benn góom bu ndaw nga opéré ko opération bi moom la mën a soutenir te dafa am problème cœur mais xoolal douleur bu métti moo tax mu dee te man fii laa ne woon ci dama ne woon en Suède damay dem porter plainte ndax loolu ñun ñoo ko rey effectivement c'est la pure vérité ñun ñoo ko rey effectivement mais amul suivi gis nga li ngay kooku di wax soo defee porter plainte amul suivi xamu tax dafa am ay branlo ay yéeg a wàcc tant que ñun suñu jikko changé wuñu ko c'est un certain niveau de la société changé wuñu comportement sénégalais yi seen jikko nga gis nit ki ne respecté ko ndax nit ku mu doon ñëpp respecté suñu bopp tant que nit respecté wul boppam dëkk bi du mos a avancé ñàkk de respect Sénégal loolu mu insulté moom moo tax Sénégal du avancé moom loolu nag moo feeñ ci niveau fépp Sénégal rek nga gis muy rayante muy xëccante di yëg ci marché di yëg ko wàcc di yëg ci ay oto jàqante yow ñàkk fayda yu vulgaire yoo xam ne doo comprendre dañoo ne est-ce que ñii nit ay nit lañu man je ne sais pas mun moo comprendre ma saa yu fa Sénégal damay kaas rek dañu ne yow moom mënoo dund fii ndax yow dangaa dof non dafa ma xam nga dama gis ay réalité yoo xam ne amul fi ma nekk lu tax mu war a am sama dëkk waaw loolu mooy problème bi looloo tax ñu toog fi di xeex tubaab bi lu ñu ëppale ñu dara tubaab bi lu ñu ëppale mooy lan tubaab bi dañoo wan dañoo am lu baax am lu bon tubaab bi noonu nañu suñu maam ba léegi ñu am suñu liberté comme ça veut dire ñun ñoo war a am benn chance boo xam ne ñu xool tubaab bi ñoom lu ñëw tubaab bi gën ñoo jàng gën ñoo jullite ñu dañoo gëm yàlla di jàpp di julli di ñaan suñu borom lu tax ñun ñu mënuñoo avancer loolu mooy problème bi loolu mooy problème Sénégal ndax moom mënoo comprendre médecin ci boobu nga nekk si médecin nga ne da nga ñëw pour dimbali doomu aadama nit ku ñëw indexé ba nga koy jaay ñàkk testa wala nga koy jaay xas wala nga ñëw ñu lay toggal fee yi fi ñàkk testa yooyu mooy lan te du xoolal ñi fa nekk ñëpp parce que Seydina Mohamed je sais que seen diplôme sax matul non médecins yi sax dañuy qualifié vraiment on a de très bons médecins le problème maintenant c'est la discipline dans le corps médical l'éthique dans le corps médical l'impunité parce que bu fekkoon ni dafa am ay commission c'est-à-dire que il faut que le système soit revu en Allemagne ou fii l'assurance fait que Allemagne surtout laa gën a xam parce que Allemagne assurance bi mooy tax ba médecin bi bu lay laal sax day xam li muy def fii ci hôpitaux yi par exemple hôpitaux yi partout dafa am ay affaires yoo xam ne pour que nga nettoyer sa loxo gis nga médecin bi dañoo bind sax ci biir hôpitaux yi fii partout dañuy bind médecin bi bu ñëwee ci yow balaa mu la laal na laaj ko ndax est-ce que loxo bi set na wala bu solul c'est-à-dire que il faut que am nga droit boobu ne ko est-ce que vous avez mis des gants pourquoi vous ne mettez pas des gants mbala yooyu parce que y a des gants dans chaque chambre je pense que gants yi la ñuy wax mën nga ko exiger bien sûr ndax man damaa jàpp man gis nga même piqûre li nga wax ni dama koy nit ki bu lay piqûre am na droit laaj la xamoo tax bu lay laaj excuse-moi madame mais nit kuy ñëw soo koy laaj da nga koy laaj bu gentil mais da nga koy laaj sax fan la bëgg ñu piqûre ko xam nga expliqué xoolal Sénégal waaw mais yow doo ñëw nga koy imposer ñu yow piqûre la bopp fii dañ lay laaj ndax gauche wala droite mais je pense que dañoo jàpp ne yow damaa jàpp ne ñun dañoo am liberté ñun amuñu liberté ndax jusqu'à présent tubaab bi ñoo ñu noot mais ça veut dire ñun amuñu respect suñu bopp même africain yi gis ñoo respecté wul suñu bopp en tant que africain da ngay ñëw ñu jël la tuutal la pour lan ndax pour ñun suñu comportement moo baaxul nga ne ci hôpital duñ la respecté soo jógee Sénégal dugg aéroport wàcc merci balaa ngay jënd aéroport dem nga gis Sénégalais yi toog foofu seen xol yi bon xaw ma si c'est pas moo comprendre pour lan booy voyage sax dañuy jéppi yabaate booy voyage sax dañuy ndax man amoon naa benn histoire boo xam ne aéroport Sénégal ci laa jàppante benn policier yàlla xam na li may wax te loolu ku ma ko wax suñu waa kër suñu déggee live bi ñu ngi may dégg te ki may dégg live bi tamit policier bu nekk aéroport mu ngi may dégg aéroport laa gis avion wàcc sama bagage nekk en retard ma toog une semaine fekk man du la faroon def Sénégal bagage yi ñëwul ma woote kenn jëlul ma ne ok
su waa na ma ok kon léegi te ngaa dem sama turóona ma kon nañ dem ma accompagner la ndax yow xamoo dëkk bi Sénégal xam naa ni ñuy doxee te yow beneen comportement nga am ma ne ko non bàyyi ma ne amul problème ma dem ba hôpital ma dem ba aéroport ñëw ak sama cakas si rek ñëw taxaw laaj kooku ne ko dama ñëw ci porte bi ndax dama koy respecté ndax nit ku yottani la ma respecté ko na nga def ça va bien dama ñëw pour récupérer sama bagage mënuma fooy ma ne ko dama jóge benn vol bi dafa nekk man maa ñëw bagage yi ñëwul ko benn valise rek moo ñëw léegi bëggoon récupérer yeneen bagage yi mënuma ok léegi yow ndax moom sax ban vol la ma ne ko man daal xam naa ne kii laa jëluma Air Maroc mais dañoo def transit. mais yow normalement sax yow da nga war a yor ay ticket bu fekkee ni da nga. non yor naa lépp bagage reçu bagage. waaw mënuma xoolal dèjà nga mënuma nokkul fële ba nga xam fi nga jàll. mën na ko yow lu tax nga mën a nokkul fële ba nga xam nga jàll ndax yow soo nekkee en tant que policier nga war a nekk nit koo xam ne yaa war a éduquer population bi. yow nga ñëw di ma saaga pour lan. amoo benn communication bu baax sama diggante yow ndax war naa ñëw laaj la war maa dimbali madame añ sa papier moom ma yëkkati papier bu wan la ok nga ne ma kon madame mën nga jàll. loolu laajoo ma dara nga jàll ñàkk loolu mooy Sénégal le manque de respect est généralisé dans tous les domaines. déglu ma à l'aéroport comme dans les hôpitaux. ma daal di xoolal mu daal may pousse na ma nokk jàll fële ba ma poussé ma ne ko du ma fi jugee mu ma lu tax doo fi jugee mu dóor ma fayu. may xeex ak policier bi foofu laa c'est la première fois may xeex ak policier te xoolal je le regrette beaucoup mais sama droit laa ne woon te dama meroon te je sais que malgré sama traité boo xam ne sama moom raq la mu taxaw di ma saaga ma toog di ko xool du ma ko def. xam nga fi voilà loolu moom ba mu dóoree ma fayu ñu jàppante merci beaucoup ba ñu jàppante dañuy des ci thème tey bi madame thème bi mooy erreur médicale yi loolu ngay wax noonu épisode boobu am aéroport mooy indiscipline bi am. ak abus de pouvoir bi am mu commencé nag ci suuf ba ci kaw ba ci Macky Sall li muy def yëpp ay abus de pouvoir la c'est-à-dire que boo demee yenn saay nga gis policier boo xam ne dafay abuser du pouvoir qui lui a été donné par fonction nga dem ci yenn écoles yi am enseignant yu koy def parce que aussi même boo amee élève dafa am mérite nga traité ko avec ça toute la dignité et tout le respect mais yooyu yëpp dafa am loo xam ne à la base suñu éducation dañuy xoolaat dañuy wax bu bëri mais dañoo xaw a manqué respecté l'homme nit ñun dañoo respecté wul suñu bopp te loolu tant que liggéeyuñu ci droit de l'homme Sénégal tant que xamuñu droit de l'homme dëkk bi du mës a avancé te policiers yi muy ñëpp ñoo xam ne ñu nekk am seen diplôme dañ leen jàngal communication ndax mënoo dem liggéey am sa diplôme jàngal ñu communication muy ñëpp ci dans tous les métiers de communication mooy première base balaa ngay recevoir nit ki na nga ko recevoir si nekk hôpital su feebar ne en bonne condition wala mauvaise condition yow yaa war a xool na ko war a dalee mais Sénégal da nga ñu jàll ñàkk kessa kat la man je sais pas man xaw ma ay médecin la ñuy wala ay lan la ñu ñii amuñu xool ils ont pas de cœur ndax nit ku amul yërmande gis nga liggéey bi ngay liggéey merci beaucoup parce que Seydina Mohamed soo ko bëggul du mën a avancer dëgg la liggéey bi ngay liggéey rek nga mën a am xol bu rafet tout le temps nit doomu aadama dafa war a am xol bu rafet mën a dimbale nit na nit dafa am solo tant que xamul droit de l'homme Sénégal du mës a avancer ñàkk droit de l'homme moo tax dëkk bi ay nit di dee comme ay muus ay feebar yu ñàkk fayda ay sibiru yu ñàkk fayda yoo xam ne amul benn sens te nit mën na ci dund pourquoi pas Sénégal di dee tout le temps pour lan jërëjëf man nag xam naa maa ngi bàyyi ci live bi c'est la première fois ma woote kontaan naa trop kontaan nañu waa Suède ñu ngi nuyu waa Suède yëpp di la bëggee bu baax ma sœur allez ok jërëjëf waay merci beaucoup bonne soirée ma chérie bonne soirée ciao ciao voilà donc di wax ni que effectivement manque ni ñu ñàkkee dañuy wax nit mooy garabu nit waaye boo demee Sénégal xaalis mooy garabu nit buñ la xoolee nga sol ay yu am maanaa buñ la solee nga sol buñ la xoolee nga nuga ku yoo xaalis ñu jël la placé la ci benn piédestal buñ la xoolee nga mel ni néew di doole ñu ñàkkal la fayda te loolu moo war a génn suñu hôpitaux yi loolu war a jóge ci hôpitaux yi ñuy jël nit indépendamment de fa mu jóge ak sa provenance sociale am ñu jox ko ak yelleef yi nga xam ne moo war ci doomu aadama may leen ma woo waaw man lan moo tax mënuma woo kii sama mbokk bi jibi yow laay jéem a woo de danga woote ba son moom lay jéem a woo dafa mel ni ligne bi dafa am problème gisatuma mënutuma woo jibi Aïssatou Tamba rappel damay suivre liste bi nag gars yi bu leen ma meree dégg ngeen na bu leen ma meree il faut que may suivre liste d'appel bi
Chakour xaaral ma woo la man de affaire bi ça s'est planté ça me fait comme si j'étais dans un appel il y a quelqu'un qui était dans la ligne mais gisuma ko woon il faut pas qu'on baal leen ma tuuti ma jéem a respecter droit quand même tuuti ñu am justice ci suñu live bi ñi nga woo ñi woote depuis longtemps ñu jéem leen dugal quand même loolu mooy juste dëgg am na ñoo xam ne ñoo am chance Camara Momo gis naa sa appel maa ngi lay jéggalu bu baax dinaa la jël bu ci kanam maa ngi jël suñu mbokk suñu frère le gardien du temple Tupa Chakour yéen ñoo xam ngeen ko non vous connaissez Chakour c'est lui qui vraiment organise les groupes di dajale ñëpp di dox di organiser di defar loolu yëpp pour Sénégal jëm kanam Chakour ñu ngi lay dalal bu baax di la jox la parole mon frère. salaamaaleykum maa ngi nuyu Hélène waa pat bi yëpp di nuyu waa paju askan bi di nuyu waa Sénégal di la nuyu yow di la encourager. merci beaucoup. di comment dirais-je yow xale bu nga xamante ne moom moo sa Diallo di ko jaal di jël njaal di ko teg sa loxo. di ko ñaan yàlla gën ko xot bu dëgër. di ñaanal xale bi comme xale la nag xam naa ne moom ba nga aje ba pare ndax bëggul fukk mi amee bàkkaar waaye ñaan du doy yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana amiin amiin yàlla may ay waajuram it xol bu ñu dee muñ tamit amiin amiin ndax déglu nañ gaay ji te nit ku am solo la nit ku dëgër la métti na li ko dal waaye mu ànd gëm yàlla ànd ceeg dal donc ñu koy wax yàlla ko yàlla taxawu amiin amiin yow nag ñu ngi encouragé bu baax gis nañ sa liggéey rafet na merci di la wax jàppal rek te bañ a bàyyi ndax fan bi dafa métti te yombul te fu nga nekk gaynde pour mën a egg fi nga jëm dëgg la te incha allah doo wér yoon bi tamit parce que liggéey bi ngay liggéey rafet na. dëgg la benn rek point rek laay wax bu gàtt rek mooy. bu ñuy tardé wu ci ay détails yi mooy conflit yi am. dëgg la yaa ngi dégg loolu buñ ci tardé wu parce que. amul solo amaluñ benn solo amaluñ benn njariñ du dëgg. dëgg la dëgg la. ku nekk xam nga yàlla xam na. ku nekk it boo wéetee di nga xam. effectivement. donc lu ñun ñëpp fekk nañ ko xam nañ ko donc buñ attaqué wu ci détails yi conflit. yaa ngi dégg. ku liggéeyal Sénégal boo ci mënee ànd ak ñi ànd ci nit ñi ànd liggéey ku yaakaar ne da nga war a beru tamit nga beru rek mais lépp daal dañ ko ci anam bu rafet ñu bañ a def guerre des médias. dëgg xam nga di waxante lu ñaaw di waxante lu bon di sosalante du dëgg. donc yow moom ce que je te dis mooy bul attardé wu ci conflit yooyu. sa personnalité ëpp na loolu. te on apprend de ses erreurs aussi. on apprend de ses erreurs. on apprend toujours de ses erreurs. et l'expérience c'est là des erreurs. donc loolu su weesoo Hélène. comme débat bi li nga ci wax. mooy problème négligence ci corps médical. man loolu dund naa ko ak suma yaay bi xamante moo ma jur. yaa ngi dégg dund naa ko ak suma doom. gis nga yaa ngi dégg ñaari kër yi nga xamante ne ñoom la bëgg suma àdduna suma yaay def na accident nekk ci kaw terrasse bi di ma fekk Sénégal ñuy waajal tabaski. sama yaay dafa bëgg ay xar. bon la dogal xaram bi mi sëggee di ko may ay lekk ay ngooñ ak ay defal ndox. xar bi comme ni Njaay ku yasu kuy ba mu màgg balaa moom mbëkk kenn yow leen njëkk a mbëkk. xar bi mbëkk ko. maire bi nu mu sëggee noonu xar bi mbëkk ko maire bi jël. ci kaw terrasse bi daanu ci mbedd mi ci biti. daanu ci kaw oto. ñu yóbbu ko urgence yóbbu ko hôpital bi nga xam ne ba yàlla dogalee li mu dogal xale boobu foofu la génnee àdduna. bii ay sami hôpital kaw Caaroy bi. yaa ngi dégg. mais suma yaay mag la elle a presque 70 ans. mais tu vois que ni boo ñëwee déjà li gën a doy waar mooy dañ leen négliger. donc tu as bien fait d'utiliser le terme négligence boobu. négligence boobu nag dara waralu ko dul par exemple
ñàkk a xam maanaam cëru doomu aadama ñàkk a xam lan mooy le terme urgence parce que urgence buñ ko waxee ça veut dire que xaar amatul dëgg la urgence buñ ko waxee mooy doo xamante ne cas la boo xam ne cas bu doy waar la cas boo xamante ne nit ki mutul dara parce que li ko indi foofu ça veut dire que doy na waar xamante ne woo ñu sax xaar 5 secondes sax pour jéem a jël nit kooku pour mun ko toog c'est vrai yaa ngi dégg mais c'est dommage que xam nga li ñuy wax toujours rek xam nga ndeysaan Senghor dafa am bu daan wax nit ñi di ko mere Senghor da daan wax l'émotion est nègre la raison est pleine ñu bëri dañu daan mer ci wax boobu naan Senghor dafa saaga africain yi non saagawul africain yi parce que dëgg la xam nga bu fekkente ne yaa ngi ñëw ci hôpital médecin bi nga xam ni que dafay def à l'université 7 ans pour nekk fac médecine yaa ngi dégg juróom-ñaari at ba pare nga def spécialité jël benn branche xool ban domaine ngay suivre après pour am benn spécialité effectivement mais je pense que loolu su fekkente ne da nga ko opté wu depuis bi nga amee bac nga dem université nga ne moi je veux être médecin je pense que war nga xam lan mooy doomu aadama bakkanu doomu aadama et tu vois par exemple en Europe waxuma la sax nit mais bàyyi ma sax dañuy xool valeur bi ñu koy jox valeur bi ñuy bàyyi ma valeur bi ñuy jox garab nga xam que lépp dafay constituer la nature ak yàlla nu mu fonkee nature yàlla nga xam ni dafa wax ni que wala xat karam naa bani aadama li mu bind lépp doomu aadama moo ma ci gënal te ku dimbali doomu aadama man yàlla ma dimbali la ku jàpp doomu aadama man yàlla ma jàppale la ku suturaal doomu aadama man yàlla ma suturaal la yaa ngi dégg donc ñun malheureusement ñun suñu dëkk yi nga xam ni que dañu waroon nekk nit yoo xamante ne dañu waroon di dimbalante suñu nit ci en cas yi nga xamante ne cas bu feebar la yaa ngi dégg mais li nga xam ne moom la ñuy def mooy manque d'assistance à une personne en danger dëgg la mais loolu dafa commencé ci accueil bi d'abord ba pare parce que li ñëpp wax rek mooy dëgg parce que accueil bi fa la problème bi njëkk a nekkee parce que nit yi ñuy teg ci accueil déjà ni ñu lay accueillir sax mun na yokk sa feebar dëgg la ni ñu lay accueillir rek mun na yokk sa feebar gis nga par exemple en marketing on dit une chose en marketing on dit souvent que il faut briser la glace ça veut dire quoi ça veut dire que gis nga nit ki quand tu vas vers le client ou bien quand le client vient vers toi ça veut dire que da nga war a indi benn atmosphère boo xam ni le client se sent à l'aise ba nga xamante ne même bu amoon souci wala problème sax dafay seetool dëgg la alors que le médecin doit être marketeur ki nekk ci accueil bi doit être un marketeur ba nga xam ne malade bi nga xam ne ñëw na feebaram am na noo ko accueillir sax dafay wàññi ci feebaram lu bari mais waxuma la accueil bi nga koy accueillir mu bon déjà ba pare mais accompagnant bi rek sax day feebar moom mi indi malade sax day feebar ndax accueil bi ngay xam ne que moom ngay accueillir déjà malade bi c'est vrai surtout nag kaaw urgence yi nga xamante ne dañ leen fay yóbbu pour ñu war leen a toppatoo dans les délais les plus brefs nu mu gënee gaaw mais dañ leen négliger ba nit ka dee ñi fay nekk en général lu ñu fay nekkee c'est grave ay WhatsApp ay Facebook dugg ci réseaux sociaux yi wala nga fekk jigéen ñi ngi nekk di émaillu di poudre wala lire ay magazine wala ñu nelaw ba on ne comprend que daal su dee guddi gi la on ne comprend que daal c'est triste mais loolu nguur gi moo ci war a jël ay responsabilités que c'est pas pour rien moo tax ñuy wax ministère de la santé et de la prévention de l'action sociale yaa ngi dégg parce que boo xoolee en Europe am possibilité sax tey jii nii même bu fekkente ne liggéeyoo sax ñu jox la benn certificat boo xamante ne da lay permettre hôpital boo dem ngaa faj te doo fay on te demande rien yaa ngi dégg par exemple ñun Italie dañuy wax certificat éventionné bu ñu la ko joxee ça veut dire que foo munti dem ci hôpital boo munti dem da ngay dem ci sa médico mu bind la dafa la éventionné bi saa yow loo mun rek amul fay doo fay dara mais Sénégal li ñu war a priorité li ñu war a privilégié te mu nekk maanaam bakkanu doomu aadama bi mais xaalis la ñuy privilégié
ce qui est dangereux, ce qui est grave. C'est dramatique. Donc on ne comprend plus ci ban dëkk la ñu nekk on ne comprend plus ji ban genre xol la ñu am on ne comprend plus médecins yi wala ñi nga xam ne ñoo nekk ci le corps médical ban son doomu aadama lañ ban son nit lañ alors dañu war a bàyyi benn affaire dañu war a bàyyi lu jóg rek ñu ne yàlla yaa ngi dégg yàlla bay sa tool yàlla bay sa tool parce que on dit que God helps those who help themselves. Tout à fait. yaa ngi dégg tout à fait. God helps those who help themselves mënuma par exemple nit ñi def seeni conneries ba pare ñu jël lépp teg ci kaw yàlla daf ñu may xel ñuy xalaat le bon sens et la chose la mieux partagée. C'est ce qui nous distingue de l'animal yaa ngi dégg tout à fait. Donc pour la yenn conneries yi bu ko nit ñi defee ñu jël ko naan ndogalu yàlla déedéet man d'accorduma yaa ngi dégg li femme bi nag man ce que je conseille à la dame ou à la famille de ay Diallo te loolu la ñëpp wax même bu gars yi di wax du mujj fenn non mais defal li la war boo defee rek li ci topp bàyyi nag yàlla. tout à fait tout à fait. yaa ngi dégg. dëgg la. dafa sa doom am na négligence médicale bu am. ba yàlla jël bakkanam. négligence bu amaan na bu amul woon mënoon nañu ko sauver. yaa ngi dégg. donc li ma war dama def li ma war mooy lan je porte plainte. hôpital bi ci boppam structure bi ci boppam lay porter plainte. Je dis pas que c'est tel médecin mais c'est l'hôpital tant que tel lay porter plainte lu ma yoon may après ma jël. Je le fais pas pour xaalis mais dama koy def pour ñu xam ne que dañu war a respecter doomu aadama dañu war a respecter maanaam ñi nga xam ne dañ leen indi ci urgence pour ñu mun leen faj. defal leen point. ça comprendre nga. donc pour ma bañ a guddal daal Hélène. yàlla nañu yàlla dolli sutura. yàlla nañu yàlla dolli jàmm. sunu gouvernants yi xam nga sunu gouvernants yi. yàlla def. ñu respecté Sénégalais yi xam ni que budul woon Sénégalais yi ki leen fal. ñoom ku ci feebar. doo fajoo ci réew mi. da ngay dem à l'étranger nga faju. yaa ngi dégg. tamit di fàttali sunu sër boobu nga xam ne mooy tamit Chacha Chouchou. waaw Chacha on t'envoie des cœurs bon fan yi tamit sama waaw yaram dafa xaw a sutante. ñaan ko yàlla la yëkkati ko jàmm aussi. vraiment mi ngi lay encouragé te vraiment mi ngi lay nuyu lu bare bari. xam nga bon mais profité aussi di nuyuwaale waa Intérêt Sénégal. merci nuyu yoo xam nga ñu may wax waa Kër Cheikh Ibra Fall waa ñëpp groupe WhatsApp ñëpp maa ngi leen di nuyu. donc di la wax Hélène du courage te faut jamais que tu baisses les bras. di nga dégg lu nekk nag. merci beaucoup merci. di nga dégg maanaam turaaleel li critiques yi ñuy ëpp encouragement yi. tout à fait c'est bien. tout à fait. Psychologiquement, sois prête. Be strong. Be yourself. And just go away. yaa ngi dégg. donc constant yaa ngi dégg. mais be strong. Be strong and be yourself. di nga dégg nag lu nekk. wax bu ñaaw bu mun nga koo dégg parce que loolu mooy àdduna. àdduna boo jógee di dox ci dara. Attends à ce que nit ñi di la galgal attention à ce que nit ñi di la waxal lu bon comme nit ñi ni lay waxal lu baax. te gisee ñu lay waxal lu bon. mais yàlla xam na yow xam nga ku wet xam nga ci li nga nekk buñ naxante. wallaay yaa ngi dégg bu ñu naxante. voilà donc maa ngi gàttal foofu. di alors que xam naa ni wax ji xaw na tuuti. mais juste rek pour am na solo tool kontaan nañ ci yow le gardien du temple. Chakour mayal leen ma ko Babacar gisuma fan nga ma wooye ba lay rappeler mayal leen ma Chakour ay cœur waaye gars yi mayal leen ma ay cœur kontaan nañ ci yow continue le bon travail que tu es en train de faire pour le Sénégal pour les Sénégalais pour la démocratie sénégalaise di wax ni kenn nekkul sama gannaaw ñun ñëpp ànd ci la ligne du dox vers l'accomplissement de cette mission que nous sommes assignés mooy démocratie sénégalaise Sénégal jëm kanam te loolu man duma ci patron wu kenn nekkuma ci ginnaaw kenn nekkul sama gannaaw ñun ñoo ànd ñun ñëpp man Chakour ñeneen Aïcha Kandé Aïcha Chacha Chouchou au Chacha maa ngi lay fóon di je t'embrasse et je te dis prompt rétablissement di ci ànd ak toutes les sentinelles et gis naa taxawaayu gars yi coup de fil yi may jot ñi ma jël ñu ma jëlul message yi yéen ñëpp jot naa leen jot naa seen message et benn par benn dinaa ci répondre di wax ni maa ngi dellu ci liste bi
maa ngi dellu ci liste bi benn numéro turki jibi vraiment maa ngi jéggalu affaire bi jeex mais maa ngi lay woo pour que nga dugal sa contribution sa loxo ci live bi ñu def tey d'accord doon benn diagnostic kaay leen nag ma wax leen ñiy saaga nag amul muusu leen Facebook da koy yombal su ma laalee seen tur rek bloqué te da ngeen continuer di wax ma bloqué leen ngeen dem wuti beneen compte ma bloqué ko ngeen dem wuti beneen compte ma bloqué mais muus leen tuuti yéen xanaa da ngeen am problème cerveau voilà Djibi asalaamaaleykum mon frère. Allô? Oui asalaamaaleykum Djibi. Oui ça va. Ça va mbaa yaa ngi ci ça va bien soxna si yaa ngi si jàmm. ça va sant yàlla bu baax a baax a baax. yaa ngi ci biir débat bi penc bi. waaw. di la jox la parole pour que nga. waaw xam naa. d'accord xam naa du ma ci yàgg sax dama ne woon après damay bàyyi ba suba ma jël la après dinaa la woo incha allah. d'accord ça marche ndax dafa xaw a gudd fii te dama dalloog borom kër gi looloo tax. oh d'accord. léegi yow doon naa la woo. ci biir live bi mais instant boobu noonu dama xawoon a disponible. mais léegi disponible ba mais ñoo ngi lay saa su ne ñoo ginnaaw daal. merci jërëjëf kontaan après xam naa dinaa la woo waaw saa su nekk ñoo ngi sa ginnaaw. waaw ñoo ngi lay déggee lu bëree bëri. jërëjëf kontaan naa. waaw après xam naa après dinañ déggante incha allah. ok jërëjëf merci beaucoup. xaaral ma dugal Aïssatou Tamba kon. merci beaucoup. jërëjëf. kontaan nañ ci yow trop barke sëñ Tuubaa xewal. waaw merci mon frère. moom merci yéen ñëpp ku nekk ngi béy waar. ku nekk ngi béy sa waar man sama responsabilité mooy organiser ces énergies là. ñu mettre ko au service du Sénégal donc yéen lay remercier yéen ñi nga xam ni vous avez compris xoolal man tam Aïssatou di ma woo man ma coupé ko di ko seeti di ko wëri. voilà donc Aïssatou asalaamaaleykum ma sœur Aïssatou maa ngi lay dalal ci penc mi di wax ni Aïssatou moom itam am na expérience bu malheureuse avec les hôpitaux sénégalais maa ngi koy dugal sans salaamaaleykum sans transition Aïssatou maa ngi lay jox la parole nga daal di participer ci débat tey ma sœur na nga def. maa ngi fi Hélène na nga def. ça va maa ngi lay jox sa kii rapidement d'accord maa ngi lay jox donc la parole nga joxe sa contribution. ok merci beaucoup Hélène daa man daal li ma bëgg a dolli ci wax ji rek maanaam mooy ni rek chaque fois bu ñuy dégg débat bi maanaam affaire mbirum moom médecine Sénégal ça fait toujours mal yow defe naa da nga am benn expérience boo dund dans ces hôpitaux là ma sœur bu fekkee ni mën na nekk est-ce que mën nga ñu ko partager rapidement. oui man déjà sama doom moo amoon problème abcès cérébral. abcès ok. en tant que hôpital yow booy faj nga xam ne yow yi booy garder malade ba muy am ay 10 jours ci hôpital pour le maltraité et ngay gën a yokk comme quoi. léegi qu'est-ce qui s'est passé dafa am abcès cérébral nga wax abcès cérébral loolu ban façon feebar la. oui c'est-à-dire man sama doom moom c'est-à-dire dafa daanu da doon def match de football. léegi moom bi mu daanoo affaire bi dafa daanu ci bopp bi côté bopp bi mais comme. par exemple mag yi fekkewuñu ko même moom day daanu rek chaque fois sama bopp mooy métti sama bopp di métti ñun biñ ko yóbbee hôpital dañ ko doon faj ci problème palu. ñu faj boo sonn ñu gis ni loolu doxul. ñu ñëw def soog a def analyse. après si la ñu def rajo. ñu gis ni dañu war a def scanner ñu xam ne moom dafa am abcès cérébral. donc finalement ñu yóbbu ko. Dakar mais bi mu eggee Dakar hôpital Fann leen ko yóbbu. waaw hôpital des enfants right. mais voilà foofu la nekk hôpital Fann mu def presque 10 jours 10e jour bi sax jour boobu la gaañu. parce que moom bi ñu eggee ñoom dañu wax affaire opération. opération bi ni négliger chaque fois comme ça duñu wax lan la ñu war a def amuñu solution ndekete ñoom ñi ne amuñu sax matériel bi. mais ñi ñoo gëmloo sama yaay ni dañ koy opérer yóbbu ko salle d'opération teg sa xale bi ba pare moom mu toog di xaar mu defee ne opéré nañ ba pare ñu ko yóbbu salle de réanimation. ba ay 14 heures ci la jóg. C'était le 28 février.
dem laaj leen mu ne leen waaye xale bi ngeen yóbbu ba léegi man dégguma nouvelle ñu ne ko waaw madame excusez-nous ba finalement on n'a pas pu réussir quoi fekk defuñu dara xam nga moom sama benn cousine bi nga xam te ne kooku man mii boobu maa ngi woon Sénégal maa ko gungee ba hôpital muy accouché wu première doomam sage-femme bu ñu fa fekk en garde moom daal mayu ko temps bu muy ñëwee pour indi génnee xale bi quoi mu jël ciseau rek xotti ko ba pare mu ñëw bi mu pare xale bi génn mu ñëw di ko moom ni mu ko ñëwee ndekete ni mu ko ñëwee baaxul le lendemain moom ki ko remplacé bi mu ñëwee mu war a def soin mu gis ni mu defaree sama cousine bi c'était pas bien kooku di ko laaj mu koy tontu lu kenn xamul mu mbéj ko entre infirmière xaw ma sage-femme ñiy dóorante man nag fekk man maa ngi mere ndaw si ndax déjà man maa fanaan ci hôpital bi ak sama cousine bi awma lu ma neex ba pare ma gis ci fajar gi balaa gaay di ñëw moom ñu ngi koy noq ma naan c'est très bien atteewu ma wootewu ma ba ñeneen ñi dugg ñoo ñëw ñi gaay yi ñëw fekk mu koj ko ci booru robinet bi mooy toilette yi nekk dóor ko foofu dóor yi sax mais ndaw si ba tey mu ngi foofu hôpital kenn liggéentewul c'est-à-dire nit ñi ñoo war a dañu sonn léegi dañu bëgg nit ñi di dem lu mel nii bu amatee di ko wax gaa yi jóg ci hôpital bi maanaam porter leen plainte ba pare nga dem ak ñoom justice bu doyul ñu woote ci population bi parce que ku ci nekk am nga ci wàll ñi jóg ñi dénoncer leen ñi bàyyi li ñu nekkee bu ñu mënul seen liggéey ñi génn ko jox ko ñeneen dëgg la en tout cas parce que hôpital moo nekk domaine bu gën a dangereux c'est pas ñoom ñooy yàlla ñooy wëral nit mais c'est-à-dire dañ leen fa teg pour ñoom ñu liggéey ñi mën a soulager malade sax c'est-à-dire boo ñëwee hôpital yow déjà amoo satisfaction tu as toujours des réponses mal kenn du la dañ lay gëdd amoo benn sens man gis nga affaire ndaw si mooy kii doomam gaañu ni barki dem ba kooku mu ngi mel ni man bosom moo ma gën a métti sax que man li ma fekkee ak li ma gis yow sa boss je comprends en tout cas merci beaucoup pour ce témoignage qui confirme toujours li nga xam ne moom la ñëpp wax ma sœur du courage et puis ñu lay jaale xale boobu yàlla na sa xam yàgg sa loxo et yàlla barkeel li nga li des ci yow ok merci merci ma sœur merci beaucoup voilà donc mes amis mes frères mes compatriotes gis ngeen témoignage yëpp benn la toujours la même chose mooy ni ñuy ñàkkee yitteel doomu aadama ni ñuy ñàkkee respecter la vie humaine au Sénégal causer ay drame mais imaginez un peu la perte d'un enfant nu mu mel ci xolu yaay ay ñaata jigéen a fi jaar tey di leen wax ni ñàkk nañ seen doom te xam ngeen ni ñu nekk ci panel yi c'est rien par rapport à l'écrasante majorité léegi médecins yi les hôpitaux c'est pas des mouroirs les hôpitaux les gens viennent là-bas avec un espoir c'est de voir leur famille leur soulager leur enfant sauver leur enfant bàyyi leen di rey doomu jàmbur yi ci ay yëfu caaxaan parce que tegul leen nit ñi ñuy nit pour l'essentiel en tout cas ma sœur asalaamaaleykum sister maa ngi lay nuyu sister Maguette di la dugal donc ci suñu pencu tey bi pour que nga joxe sa contribution di jéggalu nag ci retard bi yow xam nga nu mu demee non amoo problème nit ñee bàyyi ça va noo def waaye ça va maa ngi sant bu baax maa ngi sant bu baax maa la raw sister mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm ça va alhamdulilah waaw tu es parvenu à me faire sourire sama ngaam yi dañoo xawoon ba non yow man il faut que ngay ree il faut ngay ree da nga war di bëgg yow dëgg la yow dara war la naqari yow nit ku baax nga ku la xamul nag xamula te yow da nga nekk benn incomprise mais nag yàlla gis na lépp li ma lay wax chaque jour ak yow saa yu waxee dara xam li may mujj ak yow mooy dama naan la dëgg mooy dëgg te yàlla dëgg la dëgg mooy mujj dëgg la gracieux dëgg la sister dëgg la merci beaucoup bon man duma développé ci yenn yooyu parce que maa ngi yoo xam nañ lépp waaw yàlla xam na yàlla bëri na doole mais yàlla mooy yàlla moo ëpp doole ñëpp yàlla moo ëpp doole ñëpp waaw nit moom def naa ci jëlee intention bu baax yàlla moo koy jàppale
te yow sa intention dafa baax yow lu ñu jëmale nit ñi kanam ngay def yow doo sonal nit yow li ma lay wax chaque jour di nga xuloo mais yow pankuloo boo pankoon ak mais neneen mais yow pankuloo ay wax chaque jour pankuloo dama soxawul rek parce que amul njëriñ non yow am na yoo xam ne sa jikko mais yàlla tax na pour temu tey bi nag dafa am tamit ba man loo xam ne dama ko dund te hôpital yi mën nañ ne toujours nit ñuy wax rek dañ koy répété waat manque d'assistance ñàkk xol yërmande ku fa faju rek dama ne branlon moo la faj wala nga jël xaalis bu bari yaakaara la ko mais hôpital yi ñu ngi lor nii médecin yi dañu war a xoolal seen bopp xam ne ñoom dañoo prêter serment dëgg la xam ne dañoo jàng ay année université pratiquer ñëw war a def sa aqulay taal ngay def yoo xam ne erreur médicale yoo xam ne di lay nit ñi am na ay bëri hôpital yi fekk médecin yi ñoo bokkul ci nit war xam ne seen nu mu koy waxee ci seen xam-xam moo eggoo fenn fi et pourtant jàng nañu mais médecine dafay avancé man déjà li may defal mooy man sama doom man bi ma amee doom déjà maa ngi amee doom abax comme moom moo gën a jege su ma dëkk léegi bi ma amee doom déjà fekk salle bi nga xam ne balaa doon am déjà ñu ngi am jëree di foofu xam nga man loolu dafay daw sama yaram bàyyet yi ñu jël ma sama taaw la ñu jël ma yóbbu ma yóbbu saal yi sama yaay rek ñu ma yow ndax di nga ma nekk ma ne ko xool naa fi ak suba rek saal bi di nga la ko bari ay yoroo déjà loolu problème hôpital la gis nga élève bi mu gisee yooyu jékki-jékki xam nga béej lan luy béej béej mooy caari tëndandiir ay tëndandiir waaw li commencé gis na sa plus chevelure sa am suufu tànk yi dafa def ay tëndandiir ba def sama yaram bi dafa tundi ba mel ni ko allège déjà yooyu rek mais gis nga loolu ndax maa ngi protéger sama doom ndax bañ yoo màtt ko fekkee gis nga bi mu accouché leen nekk dañoo damm sa doom mbagg bi fekk dañ ko damm man maa ngi doon xalaat affaire yooyu de nekk doom benn mbagg bi dafa damm léegi nag le lendemain man maa ngi yàkkam ci génn ñu yóbbu ma ci maîtresse sage-femme bi mu xool constaté tamu nee na constaté na de constaté xool sama doom bi nga ordonnance ne ma dans 15 jours ngay ñëw di def visite sage-femme ma ne ok man daal li nga dem nañ si xam nga une semaine dañuy ngénte dañu xale bi chaque jour bu ñu koy sakk day jooy ndeke mbagg bee déjà waaw loolu luxation épaule xale bëri na et c'est très délicat et c'est très délicat parce que dafa mat 3 kilos donc gros bébé la affaire yooyu léegi yaay buy sang gis na nag xoolal na nga ko def ndànk de ba yaa ngi jàpp xale bi affaire dàmp yi yàgg yooyu amatul moom képp buñ ko dàmpul yaramu du baax dégg li ñëpp dégg yëpp rek et que pag xale baa ngi gën a suteeku léegi bi ñu ngéntee ba pare et puis guddi ko mooy jooy papa ji ñëw ne ma mais li muy jooy lan la ma ne ko coono bi la xam nga xale bi bon ngénte dañu man suñu ngénte dama ko jël dénkaane ko feneen
di yendu ci fa parce que ngénte damay bañ ñuy jëru kii yor ndax jooy yi mu doon jooy léegi nag le lendemain xale bi gën papa ci dama kii amuloo ko daal ma ne ko si parce que bi ma koy sang tey fa mel ni dama gis épaule am bi lu mel ni yax bi dafa génn mu ne ma looy wax nii ma ne ko si dafa mel ni yax bi dafa génn ma ñëw woo sama yaay dama kii kay dafa mel ni mbagg bi dafa dam dañ ñu daal di jël ma yóbbu waat ko su ma amee doom gis nga ba ma ko yóbboo ndax femme bi xàmmee naa ko de man ñi ma doon assisté xàmmee naa leen dafa ñëw rek mu ne yéen moom du ngeen di doog am doom da ngeen di dof ma ne ko madame du loolu da ngeen dof kii boo xoolee bi nga xam ne normal vraiment kii de danga koy daam rek ma ne ko déedéet kii ma làmb ne génn dañ koy daam xoolal li nga fi ma jaaroon yëpp am doom ma dem ñu bëgg ma pam da ngay xool xoolal 9 heures ci suba ba 1 heure mënu ma orienté wu ci biir hôpital mu jigee benn infirmière boo ne ma seen koo jël nga yóbbu ko Albert Roxay ma amee doom Abbas Ndaw ñoom neen seen kaay jël nga yóbbu ko Albert Roxay ma àndaat ak papa ji ñu dawat dem Albert Roxay biñu demee Albert Roxay dagg ticket bi ñu nekk ci rang bi ba 2 heures et quelque xale nourrisson waruta rang hey Sénégal ñiy gérer hôpitaux yi femme enceinte warul rang nourrisson warul rang dañu war a am code urgence tout de suite mais c'est quoi ce pays xale buy soog a am doom jaaxle si taaw nga ñu dégg pamte di la pamte gis nga waa Albert Royer tamit ma ñëw mu xool ko benn médecin moo ne kii loxo bi dafa damm xam nga fan laa lay yebal demal nga yóbbu ko principal dangay xool benn journée diggante 9 heures ba 15 heures ma dem ci hôpital ci mbagg bu damm bi ma demee ñu yebal ma fi ñuy pëjee damm yi noonu ñu ne ma léegi xool ne ma non lii war kii garaaw léegi daal ne papa ji demal nga jënd élasto mu daw jéggi tali bi pharmacie ba dem jënd élasto ñëw gis nga loxo xale bi ma dugg ci salle de pansement bi mu xëcc ko ba pare ko oh my goodness ne ko am a jàppale ba noonu yow def ko yow yaay ci la mu ne yow yaay ji yaa koy def sama xol laa xolal dafa xëcc ci mbagg bi ba mu tolloog cuisse bi ñoo bësal nga téye mu élasto bi dafa ci mbagg bi tax ci ñu jëm ci dënn bi mu ne ma non lii garaawul soo ko demee fii ak quelques jours mu wér ndeke élasto boobu tax ci yaramu nourrisson bi ndeke day xolli der bi yaa ngi comprendre ñu def 2 jours ma di ko sang ma gis élasto bi mel ni luy xaw a gàtt ma ne mais man waaru na te kat daaw ma ko sang ci baan ma koy nettoyé noonu ci kaw ma daal di jëlati yóbbootiwaat ma demee ma waa ji ne ma loxo bi war na suudewu gis na bi mu laalee élasto bi loxo xale bi dafa mel ne lakk-lakk boo ñoral demal jëndi beneen garab moo xoolal xale bi souffrir oh my god souffrir man de jommi naa ay souffrir maa xam li tax ma daw bokk na ci li tax ma daw waa papa xale boobu wér ñu ne ma danga koy maase après mais waa ji dama non bu màggee bu sa xam ne sax dama ko parce que xale yu bari jaar nañ ci parce que national primé yi ci amee poids bu ñu leen di gis dañuy teg seen mbagg yi ne ko mu ne ma waaw loolu jàll si suivi nag léegi ay vaccin
may suivre ay vaccin léegi vaccin maa ngi doon suivre ci nu mu tudd hôpital Gaspard Camara bu mu amee 3 mois laa lay wax de